seen revue de presse ñu àndi ci ak Alaaji Ahmed Aïdara. waaye coronavirus bi lé waaw kañ lay jóge ci réew mi lé moo jar a laaj en tout cas président Macky Sall ci la Soleil yéene kaay waaw nee na bu ñu songaatee day moom corona gi duñ ko atal de maar day taal président Macky Sall daal di day profité nag ci ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal démb day waaye xarala ya mbirum numérique la ca jam ñaajoo démb ci teewaayu Yankhoba Diattara ministre ca la Macky Sall kon xamalee sénégalais yëpp ne leen doomu jàngoro jàng fi ba léegi ni la de corona baa ngi fi ba léegi ni la de dañoo war a xeex na ngir doomu jàngoro jooje daal di fiy jógee dëgg la président Macky Sall ne parce que nag gis ngeen ne doomu jàngoro ji dee bu ñu songaatee duñu ko atal suñu wàllum koom-koom gi la du ko atal te gis nga corona joojee maar day taali le quotidien yéene kaay ne dañoo nemmeeku ne mbir mi kat daa commencé yéegaan nag léegi maar day taali waaw moo tax Macky Sall na xelam tey ci ñaareelu vague ba te gis nga nag Macky nee na bu boobaa koom-koom gi du ko atal de critique yéene kaay ne jug leen alerte rouge ndaxte Sénégal day lu tolloo fukki junni ak juróom benn laa lay wax nii ci kaay ka mi ngi koy waaj a laal te corona gi nag amul fu mu laalu laa la wax ubbil tribune yéene kaay nañu wàllum pétrole bi day ak wàllum gaz bi waaw ñooñee ñoo ca gën a dee la mu mabal daal ci lu dem na ci wàllum investissement boo ko xaymaa toll na ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay milliards de dollars la ilaha illallah 690 milliards de dollars la ilaha illallah cay corona gi lé yow ca jamono joo xam ne maanaam corona gaa ngay rey suñu wàllu koom-koom gi lé waaw entreprise yaa ngay dëkk xale yaa ngay jël géej ga ca jamono jooje le président Macky Sall waaw yokkal Idrissa Seck ñaari milliards yaa jum wala maa jum ma ne tribune yéene kaay moo ko wax nee na budget au conseil économique bi yokk nañ ci ñaari milliards laa la wax la ilaha illallah léegi day 8 milliards 244 millions 246 mille 284 francs allahu akbar yéene kaay gi ne te moo ni bi fa Aminata Touré nekkee day waaw juróom benn milliards yu tëgas lëf la léegi nag budget Idrissa Seck boobee yegg na ci juróom-ñetti milliards yu tëgas lëf maa la wax li lée de dama ne la démb la ñu ko doon càmbar kon ca assemblée nationale googe nit ki démb tribune yéene kaay nee na député day defate nañ seen manin de xuloo xeex robinet mbedd laa la wax maar day taali waaw parce que Pape Seydou Dianko waaw moo daal di menacé kii di Abdou Bara Dolly bokk gis-gis maa la ko wax député Benno Bokk Yaakaar bi day nee na Cheikh Abdou maa la mën maa la ëpp doole boo fi génnee dama lay maar day taali maa la wax lii de parce que Cheikh Abdou Bara Dolly day Mame Boye Diao directeur impôt domaine la daal di kon song rek waaw les écoles yéene kaay ne moo taxit opposition bi xaw nañoo rey waa gouvernement Macky Sall bi démb assemblée parce que Mamadou Lamine Diallo Mame Diarra Fam waaw nee nañ na ordonnance yi leer looluy dëgg de Mansour Sy Djamil nee na wax yu ñaaw yii ba ma juddoo ba léegi ni la mësuma koo gis Moustapha Guirassy nee na xanaa xamoo leen ne cooli mooy seen fast track bi mais lii ñuul tey bon le mal mode fast track bi la 24 heures yéene kaay ne mais xoolal ma Sénégal ak wàllum guerre corruption maa la ko Birahim Seck forum civil tey nee na Sénégal ci kuta googee zone rouge bi lañ ko war a génnee maître Ndeye Fatou Touré waaw nee na xanaa xamoo leen ne guerre gi nga xam ne moo làqu boobu mooy bi bon la corruption secrète boobu mooy bu bon yéene kaay gi ne en tout cas financement wa entrepreneuriat gi lée waaw Aïda Mbodj nee na DER bi leeral na mbir mi leer Aïda Mbodj xamal na Pape Amadou Sarr ne ko ndaw yaa ngi ni lée ñu xañ leen financement jeunes yi amuñu benn financement laa la wax léegi nag lenn dong moo leen dese mooy jël géej gi jël gaal yi laa la wax dem te doonu Europe gële parce que jeunes yi gis suñu dara ba dara booloo jeex Aïda Mbodj ko wax waaw ne Pape Amadou Sarr yow laay waxal na mbir mi leer Aïda bëggul lëndëm de nay leer saay les ko yéene kaay ne en tout cas Abdoulaye Daouda Diallo moom leeral na budget bi moomu leer nañ xadar ci boppam la ko doon expliquer ay argument Abdoulaye Daouda Diallo ci bëgg su bopp li daal xam le na ne bor bi nga xam ne moom la suñu réew mi yor ñun te réewu ñoo dund te mën nañ koo fay yàqaluñu dara marché yaa ngi yàqu de suñu yéene kaay ne marché Ocass ba nga xam ne moo lakk te waanu Touba ge waaw Serigne Mountakha Mbacké Bassirou day lu tolloo téeméeri million la dimbalee kon ñi nga xam ne ñoom ñoo tolloru allahu akbar box boobu li ne am lakk tam amati na kon ci Castor gi ay millions ñoo dem laa la wax dépôt bee defoon ngooñ ba day ak jurga ay garage mécanicien ak ay atelier frigo fa la lakk nga jollee ay oto yu bari sax ba lakk marché yi lañ war a moderniser évidence yéene kaay ne marché ci leen ba ca Ziguinchor moom la waa AGETI bëgg a moderniser de def ba mbaax waaw ak campus bi université Assane Seck sa Ziguinchor directeur général AGETI day Alaaji Malick Gueye ma nga ca chantier de te nag ginnaaw Ziguinchor Alaaji Malick Gueye moomee jiite AGETI day ma nga ne ca diwaanu bi ñoo na critique yéene kaay ne nees def na ba ay réalisation président Macky Sall feeñ ñëpp teg seen plateforme xifil xool waaw song nañu Kaffrine de Tambacounda ak Kaolack ak Sokone bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Ndiaye Bambey mi la ak Malal Diallo nee nañ président ngi liggéey bu leen neexee en tout cas Abdoulaye Wade ngay waaj a liggéey day ca présidentielle ba ubbil la tee moo yéene kaay nañu présidentielle 2024 yooyu waaw Abdoulaye Wade de ñetti santaane la joxe mobilisation organisation ak dellu si waatu Karim Wade mu nekk dellu si bu rëy nag lii lañ jiital PDS bëgg sur quotidien waaye Macky Sall day waaw Abdoulaye Wade de lay toppandoo ci wàllum ajub élection waaye Macky Sall moom
jël na bee raw na ñëpp parce que nguuru Macky Sall gi moo fi njëkk ak ay élection locale lu tolloo ñetti yoonu yàlla wax ñetti yoonu yàlla ngi nii Macky Sall kon di ak élection yi lii lu ndee moo njaay Cissé nee na aju élection yi la muy jur du baax de la muy jur du baax te classe politique ak société civile bi day nguuru Sénégal geeg àndandoo Macky Sall yi la ñu jàmbaaraamu tuuma laa la wax di ak élection ka aja laaste kuréel bi nga xam ne nag moom la waa APR te day ngir nag seeni nit di dem ci télé ak rajo yi di leen défendre waaw Mame Mbaye Niang dañ ko caaboole woon waaye génn na ca de Birame Faye moom ma ngi ca biir yéene kaa gi ne Idrissa Seck day dekkal na Awa Gueye Kébé de maa la ko wax en tout cas Macky Sall daal ma ngay dooleel ay allié moom bu ñu sukkandiko ci enquête yéene kaay Direct News ne waa kër Macky Sall yi nekk ca palais ba day fokon yo waaw doy na waar parce que Mahmoud Saleh mi la convoqué nag responsable département yu Mbour ca diwaanu palais kay mar di Italie waaw te loolee nag bokkul ca lañ koy doyee ca palais ba de mbir mi kay la muy saf mooy wàllum complot mar di Italie yéene kaay Pape Jogay Faye bi ne maître Oumar Youm day lañ koy tuumaal mooy xaritu Mimi Touré la way Samba ay kàcci neen ak ay complot yéene kaa gi ne non Cheikh Issa Sall kay mooy xaritu Mimi Touré Cheikh Issa Sall kon moo indi woon Mimi Touré ca Mbour cay APR tribune yéene kaay ne maître Malick Sall day xamal na procureur yi démb seen ndaje lu bariwul nee na leen am na ci ay tojaange ak ay cas vraiment yoo xam ni jarul ay mandat de dépôt ngeen ciy tëj ay nit kaso yéen procureur yi mbiluñ mbàcc rek mandat de dépôt mbiluñ mbàcc rek kaso mbiluñ mbàcc mandat de dépôt mbiluñ mbàcc kaso waaye nag procureur yi nañ xam ne ak luñ mën a tëje ñi yor suñu pétrole bi kenn waru leen fi woon a bàyyi waaw parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal xalif général des Mourides daal dinay dimbale ñi nga xam ni ñoo lakkle ci marché Ocass bu Touba tollu ci téeméeri million ci francs CFA démb la leen yónnee délégation ngir ñu yóbbu njàppale googee ci njiital Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké mu daal di nag sàkku ci victime yi ñu gëm yàlla boole ci nag delloo seen lépp ci ni dogalu yàlla la te it nag mën naa woyof ci ñoom lool bu ñu xamee ni kenn mënu leen a teg loolee ku dul yàlla. wopp coronavirus ji nga xam ni ñu ngi koy xeex boobu ba léegi waaye faaw ñu gën a dàbbaliwaat te gën a takk suñu ay ndigg gën a jotu ni soccet njiit réew Sénégal démb la feddaliwaat woote gi ci ba muy ubbi benn forum du numérique fële ci diwaanu Diamniadio li ko sabab na moom mooy dañoo nemmeeku ni wopp jaa ngi doon dellu gannaaw bu baax waaye démb ak fanweer rek ñetti contamination yu bees loolee day daal di xaw a doy waar moo tax nag ñu daal di sàkkuwaat ci nit ñi kenn ku ne yokkaat sa pas-pas doon sàmmwanteeg na nga meloon ci farlo rek ngir xew wopp ji jeex tàkk fii ci Sénégal ba xel du xalaat mu fi dellu seeti projet budget bu 2021 tënk nañu ko ci 4589,15 milliards ci francs CFA maanaam lu toll ci 4 milliards ak genn wàll daanaka nag majorité bi voté nañu ko foofee ci assemblée nationale li nga xam ne ni bi am na sabab na ak yokkuteeg am ci nag ci at mi xam ngeen ni li fi jaar ci Covid 19 bi ak yeneen. ñu sukkandikoo ci précision yi bàyyeekoo ci Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi nga xam ne moo yor lu jëm ci wàllu koom-koom ak plan naataangoom Amadou Hott ak yor lu jëm ci wàllu travail di Amadou Sy xam ngeen ni démb dara ump leen ci toppaloon nañu leen kook suñu ndaw ya ñu fa yendul ñoom Younoussa Baldé ca Casamance dañoo noté ay manquement yu bëri yoo xam ni moo nekk ca kaso ya bâtiment yi bu weesoo na mu màggatee na mu xayadee na mu tilimee na mu xatee karaw lépp di jafe-jafe yu daanaka ñi nga xamante ni bi ñooy observateurs yi nga xam ni ñoom la ñuy wax observatoire des lieux de privation de liberté daal di sàkku nag ci kilifa yi ñu mën a indi ak coppiteef ci wàllu doxalin ngir tuuti sax ci sàmmanteeg ni ko yoon waxee ci nekk ni ku nekk ci kaso ñu fekk ca Casamance Abdourahmane Diallo. teg métit yu ñu nemmeeku ca maison d'arrêt de correction ñu ngi wàññeeku bu baax a baax ca sunu mim réew loolee ab révélation bu observateur national des lieux de privation de liberté. ñu ngi leen di téye bu baax ndax amul foofu xoxatal ak toroxal métital ak yooyu. waaye nag nañu jàpp ne ci yenn lieux de privation de liberté rawatina yu nekk fii ci bëtu Saloum réew mi ONLPL jot na fa enregistré ay manquements yu bëri lool. jigéen ñi dañ leen di def ci poste police bi 2 jours après ñu yónni leen fii ci Ziguinchor te Ziguinchor dafa xat. yi les manquements autorité administrative yi sax di ko dëggal. xataayu kaso yi ak yeneen conditions yi mën nañ ko signaler. ci kanam ONLPL gouverneur bu Ziguinchor di rassurer ni am na ay jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy def
ngir mën a améliorer conditions de séjour yu détenu ya. kay mën nañ ci indi saafara ndax fii ci Ziguinchor ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour que détenu yi mën a nekk ci conditions yu baax. wala Bignona gis ngeen ñoo ngi yaatal prison bi. ONLPL mu ngi fii ci bëtu Saalum réew mi depuis le 23 novembre bi ñu génn di ab séjour bi nga xamante ne tax na mu xam situation bu détenu yu nekk fii ci bëtu Saalum réew mi Abdourahmane Diallo di jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Abdourahmane Diallo. ñu dem ca Fatick day nee nañu diggante 2012 ak léegi lu toll ci juróom-ñaari téeméeri village bénéficié wu nañu ci électrification rurale directeur général bu agence nationale de l'énergie renouvelable moo ko annoncé ni ki démb foofee ca Fatick li sabab mu yëkkati kàddu yooye nee nañu Fatick day waaj a dalloo ñetteelu édition salon de l'énergie bi ñu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu dëkkmal ñu fekk ca Fatick Aliou Badara Sonko. seetlu bi mooy service yi bëri jotew ñu ci courant bu doy mu doon ab situation bi nga xamante ne gouverneur bu région bu Fatick moom dafa jàpp ni faaw ñu gën a dolli góorgóorlu. tey jii nag défi yaa ngi fi nit ñi gën nañoo soxla li nga xamante ne mooy énergie services sociaux de base yi waaw yooyu yëpp day soxla énergie ba tax na fi mu nekk nii loolu nga xamante ne moom la ñu sant te mu jógee au niveau du gouvernement danañ gën a taxaw ci gën ko ñoŋal. buy sukkandikoo ci Djibril Ndiaye muy directeur général bu ANER moom dafa jàpp ni donte sax gouvernement bu Sénégal def na ay jéego yi am solo jëm ci politique énergétique ndax lu toll ci juróom-ñaari téeméeru village daan nañ jote ci biile courant. président démb conseil des ministres am na 300 nouveaux villages yu ñu war a raccordé au solaire xamul di leen ko ak avec la coopération allemande te dina démarrer bientôt. Au-delà également, il y a le programme d'urgence d'électrification rurale boo xam ne avec l'objectif de l'électrification universelle en 2025 loolu aussi li ci ëpp dañ koy def ci solaire. lu toll ci ñetti fan Fatick di dalal 3e édition bu salon de l'énergie dajale fi ay borom xam-xam yu bëri nga xamante ne daañu waxtaanal lan mooy gën a kàntanal énergie solaire ci diwaanu Sénégal. Aliou Badara Sonko ñu wax ci ay kër yoo xam ne daanelete nañu leen démb fële ci département bu Rufisque ca Kounoune ndax ci commune bu Mbambilor victime yi nag nee nañu benn soi-disant promoteur naxaatekat moo leen jaay foofee ñu jënd seeni ay kër tabax ko bu dëkk fa waaye comme dëkk nañu fa itam waaye du dëkkuwaay Descos jiite opération destruction ñu daal di koy daaneel dañoo mujj nag ñoom dese wuñu lu dul seeni ay bët ngir jooy rek te xamuñu tuñu nag fu ñuy teg seen bopp ndax jaaxle nañu lool dund gi ko tabax génn kër ñu ñëw daaneelal la ko sa dund yàqu na Cheikh Ahmed Tidiane Seck moo taataan seen ay kaddu. ñu ngi ñuy toog suba ba léegi samedi bi sax lañ bëggoon a tuxus ñun daal dañ ñoo jaay wan ñu ay kër yu leer ci ñu jaay biñ ko laajee dane moom ñu commencé def suñu tabax toog ba ci yàgg ñu arrêté ñu laaj ko mu ne dem leen tabax li ma leen wax na leen doy ci loolu lañ sukkandiku rek ñu ne ñu continuer suñuy tabax finalement lii lañ ci am moomul ndax ki moom moo sañ a def waaw dañoo nax ñun tamit dañoo am kilifa suñu jëkkër mooy suñu kilifa ñu ngi ci ginnaaw ndax moom tamit lu ko yoon may rek dina ci dem bari na moom mënuñu ko sax xayma wax dëgg yàlla mënuñu koo xayma dañ doon def rek ndax li ba samedi bi lañ bëggoon a tuxus metti na suba ba léegi ñu ngi toog fii rek ñu naanuñu nga jël sa alal yaakaar lii kese état ñëw daaneel ko lu ko dara amul lu ko gën a metti yaakaare waatoo ko fenn. sama mag la waaw kër gi collecteur lañ ko defoon doo ñëwee fekk ñu toj lépp waaw gisoon nañ daal ñu defoon fi arrêt Descos ci lañ taxawoon arrêté woon liggéey bi après nekk si négociation yi problème si bi tam gars yi ñu doon négocier moom mais finalement yaakaar naa mujjul sotti daal naa loolu moo tax mu toj ko léegi boo gis xam ne moom trop boo boolee liñ ko jëndee liñ ci kii dina mat 50 millions xam naa woon parce que terrain yu bëri na woon waaw que leen ko jaay nag moom après noonu quoi Sénégal moo neex pour fexe ba jur gi ca département bu Linguère nekk ci santé bu baax xam nga jur moom santéem dafa am solo ndax consommation bàyyi li tax ci nit ñi mooy li tax secteur élevage nag ci jàppaleek waa FAO ñu amal benn journée de partage weccu xalaat ngir fexe ba wér-gu-yaram am ci jur gi ca na mu jaadoo dafa am nag lu mu laaj ci wàllu taxawaat méthode seq ko itam ak liggéeykat yi ñu fekk ci Linguère Mass Ndiaye. tàggat auxiliaire élevage yu nekk ci département bu Linguère si nu ñuy jëfandikoo garab yi ak yir jur gi moo tax waa FAO amal ab lël docteur Mame Fatou Thioune lii ci ñi nga xam ne ñoom lañ gën a ciblé mooy les auxiliaires d'élevage ñu xool naka la ñuy utiliser médicament naka la ñuy saytoo médicament loolu tamit dina tax ba xeex bi nga xamante ni moom la ñu jublu nañ ci am. docteur Koumba Faye Diouf coordinatrice nationale FAO. wax ne dërkiisu doomu jàngoro yi ci garab yi ñu doon utiliser rawatina antibiotique yi pour xeex leen mu nekk ci doomu aadama bi nekk ci jur bi auxiliaires yi nga xamante ne dañ leen a ciblé
parce que ñoom la ñuy jéem a ñaaxaat si mbirum problème boobu nga xamante ne àdduna wërngal këpp ñoo gis ne li ñuy tubaab naan menace la buñ ci jógulee. nguur ak Sénégal war naa jël ay daan yu mat sëkk teg ko si ndoddu aji ñaawteef ji ngir dakkal garabu fraude yi ñuy jaay si réewum Sénégal. Zik FM Linguère Mass Ndiaye. Mass Ndiaye maa ngi lay jaajëfal fukki simili ak ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu Sport. Sport ñu àndi ceeg Baye Man Tëmb Baye salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu doore ko ci afro basket ca Kigali ah. waaw ca Kigali nag jàppal na gaynde ak Sénégal yi tey jii nag la ñuy amal seen ñetteelu jongante lu jëm nag ci éliminatoire afro basket 2021 démb nag Sénégal moom moo am ñaari ndam ci kaw nag ñi di waa Mozambique 60-53 kon tey jii nag Sénégal di ci laale ak ñi di waa Palanca Negras yu Angola mën na nekk nag jongante gu ñu doon gën a xaar ci boobule poule ñu jàpp na sax moom mooy final bi. ba tax na nag kii di Boniface Ndong mi tàggat gaynde Sénégal yi di am ci yaakaar ne nag naam jonante bi dina métti waaye nag Sénégal war na cee mën a génn ni ki noonu tamit kii di capitaine bi di Youssou Ndoye ñu teewlu seen kàddu. Match contre l'Angola, c'est toujours difficile, hein. Ils ont une équipe qui joue bien. Tu vois, ils se connaissent, ils passent la balle, ils jouent. Donc, ils jouent mieux au basket que je pense la plupart des équipes présentes dans ce tournoi parce qu'ils se connaissent mieux. Bon, je pense que ak concentration rek xam ni que ni Angola du équipe bu ndaw te xam naa ni bon gëj nañ gagné Sénégal donc dinañ ñëw concentré wu boo xoolee tey sax dañu reposer seen meilleur jour lu ñuy ñëwee rek mooy concentré wu focus de dépendre encore si suñu défense bu ñuy jouer. ñu desandi ba tey ak kii di Boniface Ndong moom mi leen nag di fàttali nag Sénégal ci ñaari jongante yi mu jot a def rek ndam la ci am ba tax na nag ki leen tàggat di Boniface Ndong am yaakaar bu baax a baax nag ci nag ëllëgu basketball bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom. C'est difficile de parler exactement du secteur. waxtu wi day jafe nag ñu wax ci wàllum secteur nañ waxtaanee rek lu jëm ci wàllum joueur yi ku ci mel ni Mbaye ak présence am ci équipe bi am na solo loolu muy alkaali moom tamit moo ngi amal compétition bu am solo yu Adams moom jot naa joué premier match bi Krevin tamit am nañ taxawaay ku am solo ci équipe bi par exemple Malick Dimé soo koy xool daal ñu teew ci équipe nationale bu Sénégal day prouver ni équipe bi am na avenir ci yeneen compétition yu ñu jëm dafay am solo loolu nag ñu découvrir yeneen joueurs lu mel nag daf ñu gën a yombalal liggéey bi rek ngir yeneen sélection yu ñu jëm. Ça nous aidera toujours de faire une meilleure sélection pour la prochaine fois. Maintenant ñu wax toujours ci encore ci IFOA jongante IFOA ay am fii ak demi-finale am yi. waaw demi-finale nag jàppal na ni ki tey lay tàmbali boobule tournoi nag ñu koy amal foofu ci stade Lat Dior bu Thiès bu 16h jotee Guinée dina ci laale ak Gambie 19h nag ci la gaynde Sénégalais di dalal ñi di waa Guinée Bissau di fàttali nag ni final gi jàpp nañ ko ni ki ci dimanche ki foofu ci stade Lat Dior bu Thiès bi la compétition nag ki ko jël rek mooy teewal zone ouest A bu IFOA ci nag CAN Mauritanie 2021 ñu fas yéene ko amal ni ki nag ci weeru mars foofu ca Mauritanie. ñu wax ci Ligue des champions africains. waaw Ligue des champions nag jàppal na final gi tamit tey lay am ci ñaari nag club égyptien di Al Ahli ak Zamalek loolu bu 18h jotee la yoon foofu ci stade international bu Caire boobu nag jogante huis clos lañ koy amalee ndax jàngoro ji di Covid 19 jàppal na sax am na benn communiqué boo xam ne confédération africaine bu football moom moo ko génnee ak fédération égyptienne bu football lépp rek ngir mun na nag dalal xel yi di wax na nag ñoom lu tax ñu jël boobu la décision dañoo bëgg rek ñuy yëngu ci wàllum football mooy ci Égypte ak fépp ci Afrique ñu mën a nag am wérgu yaram di fàttali nag ni waxtu wi sax Covid 19 bi def na ay nag effet ci ñaari équipe yooyu la soo koy xool ci côté Al Ahli joueur yu mel ni Walid Soliman ak Saleh Goma ni ki noonu Aliou Dieng ñoom ñu ne nag dañoo am jàngoro ji di Covid 19 te Zamalek moom Mahmoud Hamdi Youssef Obama ak Abdallah Goma ni ki noonu tamit seen entraîneur adjoint bi di Medhat Abdelhadi ñoom ñi leen nag la ñu testé ñu am Covid 19. ñu wax kon léegi ci wàllu làmb ah. waaw conférence de presse Modou Lo. waaw conférence de presse Modou Lo ni ki tey nag lay am ci ngoon bu 17h jotee foofu ca place du souvenir mu nar a nekk nag conférence boo xam ne ñu bëri nga koy xaar ndaxte nag Modou Lo nekk roi des arènes dina dikkaat bu baax a baax nag ci combat am bu war a dox ci diggante ak kii di Ama Baldé dikkaat tamit ci ay questions yu bëri mu nekk conférence de presse boo xam ne dinañ ko mën a am en direct sur la chaîne leader di Sen TV. maa ngi lay jaajëfal Baye Mantoum. Master Office gën ci mobilier de bureau mobilier de maison électroménager ak informatique